Bienvenue encore une fois sur votre chaîne YouTube Diaspora SN. Nous vous proposons aujourd'hui un reportage sur comment les Sénégalais de Paris ont passé la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal. Nous sommes partis à la rencontre des Sénégalais dans le 18e arrondissement de Paris pour savoir comment la fin du Ramadan a été fêtée en cette période de la pandémie Covid-19. Pour ne rater aucune vidéo de la diaspora sénégalaise, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, mais surtout le petit like. Bon visionnage et à bientôt. sëñ bi gannaaw bu ngi la nuyoo di la sant yow ngay sénégalais nekk fii si diaspora bi donc plus particulièrement à Paris ñu jóge si Korité nag ñu bëggoon leen laaj rek nan ngeen dundee Korité bi en tant que sénégalais fii si Paris. waaw gannaaw bi ñu leen nuyoo di leen sant aussi Korité bi wax dëgg fa yàlla man pour man moom dund bi ñu ko dundee c'était tout juste quelque chose de normal mooy lan mooy dañoo génnoon ci déconfinement yàlla def aussi ñu nekkoon tamit comment dire ci période boo xam ne confinement bi dafa amoon lu bëri lu mu jur donc man moom génnuma tëdd nelaw laa def yeewu lekk li may lekk tëddaat nelaw maanaam Korité wu ma waaw. D'accord donc maanaam tey jii boo xoolee coronavirus bi daa impacté de trop maanaam tey jii fête Korité ren bi nii quoi. si d'habitude sax même bu dul fête Korité bi même bu dul corona bi la plupart du temps bu fekkee ne da nga nekk nit boo xam ne tu vis seul Korité du am ci yow impact parce que man j'avais l'habitude même de travailler pendant les fêtes de Korité. Pourquoi mooy nekkuñu suñu dëkk te tamit voilà fii du fête nationale donc jour ouvrable la man damay préférer chaque fois di dem di liggéeyi donc du coup ak corona bi tamit ba mu ñëwee impact yi mu am moom mooy financièrement ñu bëri tamit dañoo amoon problème. Deuxièmement aussi nit ñi gën a farataal mooy waa Sénégal c'est pas ñun en fait immigré bi moom xalaatul boppam famille bi lay gën a xalaat as tuut bi gars yi yoroon sax ci lañ yónnee tamit pour gars yi mën a Korité quoi. ginnaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi nuyu gars yi waaw Korité mën naa ne dugg nañ si bisimilah génn si alhamdulilah rabbil alamin mais ni ñu ko doon dundee avant ak ni ñu ko dundee nii moom vraiment bokkul daal waaw parce que doon nañ ko dundee foo xam ne nii doon na gën a am rythme doon na gën a neex mais bii moom daanaka dafa wéet ni ñu ko doon foogee ak ni mu demee bokkul daal. D'accord d'accord kon Korité lan moo ko wéetal ren. non li ko gën a wéetal mooy affaire feebaru corona bi. D'accord oui dañuy bañ rassemblement bi gars yi dajaloo doo mën a seeti ji kenn da ngay bëgg a seeti nit sa mais mooy li ñu wax daal feebar bi tiital na gars yi tiital boo xam ne bëgguñu 5 personnes rassemblées 6 moo tax te bu njëkk dañ doon demalante di ñëw dajale def ambiance mu neex mais loolu lépp daanaka amuñu ko ren daal. D'accord affaire corona bi tax loolu mënuñu ko am. waaw asalaamaaleykum man la Tako ñuy wax Tako Bonko maa ngi nekk si 83 rue Mira Château Rouge dans le 18e. donc yow da nga nekk sénégalaise am fii salon si Paris c'est ça. waaw maa ngi fii sénégalaise la maa ngi fii salon si Paris. on est diaspora SN dañ leen seet si woon tey rek laaj leen yéen sénégalais yi nekk fii nii si diaspora bi rawatina Paris nan ngeen dundee Korité gi boo ko doon comparé tey ak Sénégal. waaw Korité gi moom melul ni comme année yi passé parce que avec Covid 19 bi xaw na yàq liggéey bi tuuti mais daal sant yàlla. xaw na métti tuuti mais sant yàlla quoi client yi ñëw nañu tuuti bu ñu commencé déconfinement ba léegi ñu ngi sant ça va ñu ngi si liggéey. D'accord léegi yow tey boo doon comparé Korité Sénégal ak Korité fii lan nga ñu si mën a wax. xam ngeen ne moom Korité Sénégal ak Korité Europe moom nekkul benn. D'accord Europe moom mu ngi noonu du benn Sénégal dañ koy préparation yi di génn di def fii moom amul dara Korité bu yam rek def nañ ko. D'accord. yow lan nga gën a namm Sénégal si Korité te amoo ko fii. Korité namm naa xanaa lu bari sama yaay sama doom namm naa ñëpp Sénégal moom neex na trop ak Korité ak fii moom nekkul benn ñëpp xam nañ ko du benn. D'accord ko Sénégal am na génn am na dugg préparation yi fii moom da nga koy simple rek. Korité bi da nga koy simple nañ ko daal. ça c'est bien passé moom passé na bu baax jàll na. waaw sama waa ji ñu ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp. parce que ñu ngi rafetlu sa liggéey parce que li nga def ni yombul dagg si tey ñëw ba fii di xool nan lañ tëddee parce que wax dëgg yàlla Korité gi julli nañ ko ci jàmm mais nag am na ak différence ci jamono ji ñu nekk Sénégal parce que Sénégal di nga saafonte ak mbokk yi
soo paree di nga dugg kër gu ne baalu àq donte fii daan nañ ko def ren mënul nekk parce que gàllankoor bi am muy feebar bi parce que feebar bi boo dee xool dafa indi lu bëri indi lu rëy yoo xam te ne ci ay différence parce que tey jàkka yi boo dee xool dañ koo tëj te tamit dañoo limité distance yoo xamante ne si tey bu ñu doon julli moom ngay def moo tax da lay obligé ba yow doo mën a génn mënoo dem kër kenn sa kër ngay mujjee obligé toog pour mën faa korité te loolu wax dëgg yàlla sentiruñ ko kon ñu dañoo korté obligé. maa lay fay maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp waaw korité bi moom ni ñu ko dundee moom wax dëgg yàlla bokk neexul quoi comme ni ñu ko dundee neexul parce que ak feebar bi ni mu demee donc gars yi liggéeyuñu mun ñu woon bouger donc man korité bi par exemple sama kër laa ko passé quoi génnu moom donc di nga ko bëgg a génn féete ko sax ak sa copain mais comme ak feebar bi ni mu demee nii donc c'est impossible quoi parce que du wóorul quoi tu vois xamoo jàngatu ku ko yor xam nga te lu am la quoi xam nga feebar bi lu ñu am la boo nekkee fi di nga xam ne feebar bi lu am la benn instant donc moytu bi moo tax xam nga kenn mënu woon déplacé wu et puis transport yi mooy loolu yaa am gën a xam toog kër ga fa lañ ko passé quoi mais sant yàlla bu baax alhamdulilah ça s'est bien passé vu que yàlla may nañu wér gi yaram xam nga ñu fekke ko jàmm rek te woor nañu wooru jàmm ñu ñaan yàlla nangul ñu koor gi nangul ñu jaamu yàlla bi ak si dëkk bii nga xam ne fi mu nekk dëkk bi moom dafa metti torop yàlla ibluñ suñu bundu wërsëg fii xam nga ba ku lu waay bëgg am rek nga am ko si ak jàmm ak salaam quoi. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di delloowaat nuyoo bi rek li ñu dundee si diaspora bi moom métti na torop métti na méttiwul ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax mënul ñàkk daal comme feebar bu yàlla wàccee la dañ koy sante yàlla rek ndax mënoon naa gën a métti tamit yàlla mënoon nañoo boole tamit ci ñi nga xamante ne nii ñoo tëdd ci hôpital yi waaye ñi ngi sant yàlla ba yàlla boolewuñ si ñi nga xamante ne nii ñoo tëdd ci hôpital yi. d'accord léegi yéen Korité 2020 bi nan ngeen ko dundee en tant que sénégalais. Korité bi de moom niñ ko dundee daal métti na méttiwul dañuy santaat rek suñu borom ndax mënoon naa gën a neex waaye dañuy dolliwaat sant rek dañuy dolli santaat rek mais nag métti na daal. métti moom def na ko moom ndax feebar bi moom dafa yàq lu bëree bëri la yàq moo tax. d'accord léegi yow Korité fii boo ko doon comparé ak Korité Sénégal lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw ute na nag ndax Korité France ak Korité Sénégal du benn ndax Korité Sénégal di nga gis sa famille di nga nekk ak say famille di nga solu dem si mbokk yi am di jàmm yi baalante ak tout ça fu ne di nga fa dem par rapport ak France. waaw Korité bi dañ naan alhamdulilah rabbil alamin parce que loolu moo ñu war bu neexee dañ naan alhamdulilah rabbil alamin bu naxaree dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin ba dund nañ ko si jàmm fu mu ko fekkee nañ ko rek voilà dund nañ ko si jàmm. d'accord léegi est-ce que Korité bu ren bi niroog na Korité bu daaw. non Korité bu ren bi ak bu daaw bi uti na am na différence si adduna bi yëpp waaw particulièrement fii si France parce que dañu nekkoon ci confinement ñu déconfiné même pas une semaine ñu Korité am na différence. d'accord léegi différence bu gën a mag bi mooy lan maanaam Covid 19 bi nan la ko impacté quoi maanaam Korité ren bi nii. waaw parce que fii en Europe gars yi bu ñuy Korité dañuy invité ku nekk di dem sa kër morom wala ñu déggee si benn gàlle mais ren boo xoolee loolu amul gars yi ñu doon bougé waat boo xoolee amul. sama genre de sot bi rek boo xoolee ñoom ñoo bougé voilà mais loolu mooy impact bi en fait. d'accord léegi tey jii yow maanaam si gàttal boo ma doon expliquer yenn sénégalais de l'extérieur yi nekk fii nii Korité Sénégal ak Korité fii nii lan mooy vraie différence bi boo xoolee. ba vraie différence bi mooy ambiance bi mooy vraie différence bi ak temps bi ambiance bi ak temps bi. parce que boo xoolee au bilet dañuy feetu ba suba ba pare en même temps am na surlendemain am na surlendemain en fait mais fii nii Korité bi ay heure la après jeex na. kon daal su ma la déggee si gàttal li Korité Sénégal du Korité fii Paris quoi. bokkul c'est totalement opposé parce que boo nekkee Sénégal tu es avec la famille tu es avec les amis et tout mais ici avec aussi restrictions yi am tamit regroupement yi ñuy bañ pour 10 personnes ou autre chose c'était un peu difficile de dire que ne da ngay dem fête wu Korité mais n'empêche que sax dañ doon am ay foyers yoo xam ne c'est-à-dire ay kër yoo xam ne fan lañ doon dajee ñun ñëpp
jëm faa korité mais année bi moom ku nekk da nga ñëw rek jël sa kii matuwaay yu mat sëkk toog sa kër quoi. d'accord donc léegi bu ma la posé question si wàllum économie. maanaam est-ce que tey jii nii coronavirus bi deful benn impact si liggéey sénégalais de l'extérieur yi fii maanaam comme que nit ñi dañoo nekkoon si confinement sénégalais yi fii nan nga leen gisee wala yow boo ñu mënee expliquer seen liggéey nan la taxawee par rapport ak coronavirus bi quoi est-ce que impacté wu ko. impact bi moom c'était à 100% pour ñëpp parce que ñi ci mën a génn sax mooy ñi nga xam ne peut-être que ils étaient dans la fonction publique mooy ñi nga xam ne ils faisaient du télétravail mais sama genre yi nga xam ne man je suis entrepreneur je suis dans la décoration d'intérieur man voilà j'avais même des chantiers que je pouvais faire ci période confinement bi mais j'ai préféré tout simplement ne pas prendre ce risque. Pourquoi? Parce que aussi xamoo kër yi ngay dem ndax am na ku fa am virus bi ou aussi yow mi nga xam ne sax yaay liggéey est-ce que tamit doo dem wàll fa ay nit tamit maladie bi donc du coup c'était un peu dur boo xam ne métti woon na trop mais aussi d'un côté il faut aussi saluer aussi la solidarité des Sénégalais de l'extérieur. Pourquoi je dis ça mooy xaaruñu ba 12 milliards 500 millions yu ñëw parce que ñun am nañu peut-être benn groupe boo xam ne dañ ko créé entre aide bi ñu doon def suñu biir c'était tout simplement xool ñi nga xam ne peut-être seen loxo jotu seen ginnaaw ñu yëkkati tamit ay rations alimentaires di leen jox dans la plus grande des discrétions. Donc ça prouve que tout simplement que même bu ñu nekkul suñu dëkk aussi li ñu naan Sénégal pays de la teranga la mais aussi sénégalais dafa xam teranga ñuy toog ñu doon jàppalante suñu biir ñi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw maanaam ñi nga xam ne peut-être que ne amuñu woon liggéey ñii amuñu woon këyit ñii tamit nga xam ne peut-être préparé wuñu woon ne confinement day am ak yëpp jéem nañu xool nan lañ def ba jàppale tamit ñu ci mënoon jàppale quoi voilà. kon daal maanaam coronavirus bi ren nii boo xoolee am na impact bu rëy daal si wàllum organisation Korité bi daal. non si corona bi kañ vraiment génn si loo xam ne nii moom vraiment Korité bu mel nii mosuñu ko dund fii. waaw Korité bi yow en tant que sénégalais xëy nga dem julli ji voilà def lépp lu la war daal. non wax dëgg yàlla julli jiwuma parce que dañuy bañ dajaloo bi sama kër laa jullee. sama kër laa jullee bi ma paree dem sama kër goro après ngoon si laa ñëw fii gis quelques gars ñu nuyante te loolu lépp daaw la am bu daaw bi dañ dajaloo fenn def ambiance mu neex mais bii moom ay julli si amul sama kër laa jullee fa laa defee lépp. waaw d'accord léegi yow boo ma doon wax si gàttal lan mooy différence Korité Sénégal ak Korité fii France. différence yi mooy Korité Sénégal tey dina am ambiance dina neex di nga sentir ne yaa ngi Korité xam nga jóge si koor dal si Korité da nga war a xam ne si koor nga jóge da ngay Korité waaw mais fii moom Korité am ak Korité Sénégal moom daanaka bokkul. fi day wéet doo gis famille bi mais bu dee Sénégal famille bi nga koy nekkal matin bi ngoon nga dem seeti sa gars yi foo bëgg a dem fa waaw te loolu boo ko bëggee fii doo ko am surtout ren. léegi yow bu ma la doon laaj lan moo la gën a marqué si Korité Sénégal loo xam ne dund na ko Sénégal te amoo ko fii précisément benn affaire bu la marqué lan nga may wax si loolu. li ma ci gën a marqué gën ma ci neex mooy buñ doon Korité après doon nañ pare di dem defi liggéey yoo xam ne ni suma liggéey la du question damay def publicité lu mel ni ay mode Korité ay Dakar Dorpa doon nañ ko def fi mais doon naa sentir sama bopp di def ambiance bi ma njëkkee ñëw fii loolu laa sentir ne Korité aw ma ko te def naa ko Korité ay ati at di ko def muy neex di si nekk ak ñu may liggéeyal ambiance bi neex ñu dem ay sabar dem ay soirée dem ay tànnbeer mais loolu lépp aw ma ko loolu ma si gën a marqué. léegi yow ngay yëngu si wàllum salon donc ku wax salon xam ne tamit clientèle bi foog mu ñëw lettu ji activité da si am nan ngeen dundee maanaam période bi nga xam ne période Covid 19 la clients yi ñu ngi ñëw wala ñëw ñu wala nu mu demee. waaw clients yi moom ñu ngi ñëw mais avec rendez-vous parce que dañu wax sans rendez-vous nit ñi duñu mën a bëri si salon bi di lettu client bi ñu da lay laaj rendez-vous daal la ñuy jël rendez-vous la ñuy liggéeyee. léegi yow rendez-vous yi nan lay demee. rendez-vous yi duñuy fekkante kenn day léttu génn keneen ñëw léttu parce que bu ñu am na ñoo xamante ne du ñu bëgg ñu fekkante quoi parce que loi bi tamit waxul loolu def nañu def 1 mètre de distance en plus ngay takk masque comprendre nga ak propre tamit jaxas say loxo comprendre tamit nit ñi bëri ñu feebar tamit mu ngi fi de feebar baa ngi fi bëri na fi trop mais daal dañu fagaru quoi moo gën. ñuy fagaru bu baax. d'accord léegi si wàllum rendez-vous yi maximum ci salon bi ñaata ngay accueillir souvent par nit. waaw rendez-vous yi su ma commencé 10 heures ba midi mun nga am benn bopp bu paree nga daal keneen ñi daal fekkante bi la ñuy bañ. d'accord waaw tamit client tamit dañoo ragal instant yi nii dañoo ragal a génn. dañoo ragal tamit ñëw salon yi parce que salon africain yi moom day faral di bëri nit tamit nit ñi tamit dañuy ragal feebar parce que feebar baa ngi ci dëkk bi ça existe.
d'accord léegi rendez-vous yi nan lay demee pour nit ki jël ko. waaw rendez-vous bi waaw da ngay dugg sama am nañu dugg si Facebook bi di ma envoyé ak Instagram bi di ma envoyé message ak tamit ñu yor sama numéro di ma woo ak numéro fisc bi tamit dañ siy woote pour jël rendez-vous mais ñun daal du ñu fekkante. d'accord kon maanaam daal si gàttal Covid 19 bi wàññi na koom-koom. wàññi na koom-koom doxul pour ma tuuti sax mais lu bare wàññi na ko mais nag sant yàlla tamit. maanaam daal si gàttal coronavirus bi xaw na yàq lu bëri si Korité ren. non xawul yàq dafa yàq lu bare. suñ borom nag xaj na buy defar day mel ni lu yàq noonu lañ ko mën a tuddee ñun daal ñu ngi ñaan feebar bii fi jàll bu rombee yàlla na suñ borom. jàppindil yu bare surtout jeunes yi nga xamante ne si dañoo bàyyi seen famille bàyyi Sénégal ñëw fii di wut lu ñu am pour mën a teral seen i waajur parce que sama waa ji feebar bi mu amee ba léegi dafa am lu garaaw lu ma ci remarqué gis nga Sénégal yombul nit ku xewle te woowu la wax la soxla feebar bi mu amee amu ci kenn koo xamante ne si ku dul say rakk wala say mbokk ñoo lay woo di la laaj nu ngeen tuddee feebar bi néew na ku lay woo ni la kat sawaay naka feebar bi naka confinement bi déedéet ñoom seen intérêt rek waaw sukkaru koor da daan jot ku ne di la woo naa la sukkaru koor mais bi feebar bi ñëwee amul ku lay woo ni la kat naka feebar bi lii wala loolu tamit doon na loo xamante ne si métti na ñun moodu yi mais comme nag ñun ñoo bàyyi Sénégal ginnaaw ñoo fi diwut loolu ñun dañ koy tamit santewaat yàlla. d'accord waaw maanaam ñi nekk Sénégal war nañ leen gëstu tamit quoi si benn côté bi corona bi nii waroon nañ leen gën a woo dalal xel yeeg yooyu loolu daal maanaam doon na loo xam ne defuñu ko. d'accord loolu muy erreur bu mag. d'accord comprendre naa si côté boobu léegi tey jii yow boo ma doon wax rek si gàttal différence Korité Sénégal ak différence Korité fii lan mooy différence bi. xam nga tey Sénégal dafa doon loo xamante ne si boo yeewoo di nga sol sa jasineer ànd ak famille dem ci jàkk ci bu ngeen jullee ngeen ñëw def saaf kër gu ne nga dugg fa baal naa laax gars yi ñëw ngeen teg ataay ambiance yooyu noonu amul fii. léegi tey ji yow ni nga ko waxee rek donc bi ngeen xëyee jour Korité gi lan nga def yow par exemple tey jii nii. est-ce que xëy nga dem julli ji juma xam nga ñi nga war a seeti nga seeti leen affaire yooyu noonu. waaw comme tey li ma lay wax ni la feebar bi dafa xaw a dindi tuuti ngëm yàlla ci ñun parce que feebar bi tax na kenn walatul kenn. tey nit lu mu la fonkoon lu mu la jege yaakaar naa ni boo ko jegee mu am feebar bi léegi nag comme loolu nit ñi dañ ko def seen xel da lay obligé boo xëyee nga toog sa kër. d'accord man bi ma xëyee defuma dara sama kër laa toog fa laa defee lépp. jour boobu génnuma toute la journée. feebar bi mu xewee puisque yow ñu ngi la xamee en tant que président des Sénégalais de l'extérieur. muy groupe Facebook bu mag ak association tamit. est-ce que yow ba léegi nii déggoo maanaam sénégalais fii amul ku si tawat si wàllum feebar bi wala dara. si parce que tamit sa rôle la tamit. jot naa ci information yu wóor. d'accord kon gis naa ci ñoo xam ne ñàkk nañ tamit seen i parents surtout seen i papa. am nañ 5 personnes yu ma ci xam aussi amoon naa un contact téléphonique ak ay étudiants yoo xam ne aussi corona bi laaloon na leen mais yàlla def na leen puisque c'est des jeunes aussi kenn ñàkku ci bakkanam donc du coup voilà c'était un peu dur te tamit au début li ñu doon ñaan yàlla moom moo doon président de la République jéem a ubbi frontières yi pour que ñi nga xam ne tamit dañoo décédé woon ci coronavirus bi mën na tout simplement ñu mun leen suul ci biir ñu yóbbu leen Sénégal suul leen foofu ci ni mu waree parce que c'était seen volonté donc au début c'était difficile de le faire parce que kenn xamul woon tamit pandémie ni muy demee mais après il est revenu tout simplement pour dire que ne voilà que ne ku ci décédé aussi nga remplir les conditions mun nga delluwaat Sénégal. donc kon daal yow daal lu doy nu ba su Korité su ma la déggee daanaka dundoo ko comme ni nga ko war a dundee maanaam génnoo sax sa kër quoi. non génnuma jotoo am sax pour mën a dem julli gi ndax feebar bi daf kaa yàq. ndax feebar bi parce que fii mosquée yi lépp lañ ko tëj parce que dañuy bañ rassemblement donc fii lépp lañ tëj fépp fu dajaloo am léegi dañ ko tëj quoi donc du coup ku nekk si kër nga koy defee donc ak jàmm ak salaam quoi. d'accord léegi même bu dul Covid 19 bi Korité Sénégal ak Korité fii lan mooy différence bi fii sénégalais nan lañ koy dundee. non fii moom c'est un peu compliqué quoi parce que fii nekkul dëkk bi nga xamante ni xam nga da ngay dugg ci kër di génn comme Sénégal nu fa demee quoi parce que fii nii déjà ñun ay sénégalais lañ bon sa copain ñi nga mën a xam rek nga mën a ñoo la mën a invité nga dem parce que ak ñoom mais sinon comme Sénégal non c'est diamétralement opposé parce que Sénégal y a la famille xam nga y a un copain di nga génn dugg ci kër yi baalu ak xam nga gis gars yi après ngeen toog dajaloo waxtaan naan ataaya mais fii moom amul loolu quoi fii moom amul booloo quoi franchement. jamono ji Covid 19 bi nan ngeen koy dundee clientèle yi. waaw clientèle yi de dañu ragal
dañu ragal daal am na ñoo xamante ne nag ñi ngi ñëw par benn mais am na ñoo xam ne moom dañoo ragal a génn am na ñoo xam ne dañoo ragal a génn mais am na ñoo xam ne moom ñi ngi génn pour ñëw di léttu si. d'accord léegi si wàllum koom-koom bi loolu est-ce que sonalu leen bu baax a baax. bu baax sax sonal nañu torop. d'accord léegi noonu nan ngeen koy gérer jamono ji. niñ koy gérer comme loolu mënta ñàkk daal ñu muñ ko rek mais metti na moom franchement metti moom def na ko moom. léegi korité bi yow est-ce que yow xëyoon nga dem julli ji def lépp lu la war. fii boo xoolee bi mu juddoo ba léegi maa ngi doo gis weeru koor jàkka sax amul bay julli ji ren boo xoolee ren julli amul ajuma sax julli ñu ko julli ajuma sax amul. d'accord kon julli it du am. d'accord kon dañoo tëj fii jumaa yëpp. non fii lépp lañ tëj avant koor gi fekk na ñu tëj ko bu yàgg. kon daal yow daal ren xëyoo julli ji comme korité bu daaw def lépp li nga waroon def daal. non xëyuma julli ji te pourquoi tamit xëyuma julli ji mooy même lieu de culture aussi France il faut savoir que ne même bu doon sax vendredi la bu jumaa ji feesee kenn du génn ci mbedd bi di julli comme Sénégal ak lépp donc du coup mesure yu gënoon adéquat moom moo doon toog sa kër jullee sa biir kër et en plus aussi on nous a expliqué clairement aussi nan lañ doon nan ngay mën a jullee ay tamit sa biir kër donc c'était beaucoup plus facile nga toog sa kër nekk ci jàmm bañ a tout simplement jaxasoog nit ñi regroupement yi pour ne pas tout simplement aussi faire en sorte que ne maladie bi day gën a muy gën a law. léegi dañ lay baal rek xam naa nga baalu ak waa Sénégal ak képp koo xam ne fas nga ko baalu ak ci nuyu ko à travers Diaspora Sen. waaw man maa ngi baalu ak ñëpp di ko njëkkee suma yaay maa ngi koy baalu ak sumay mag samedi passé dama am sam benn sœur bu génn àdduna waaye maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd gënal ko fi mu jóge waaw di nuyu sama mbokku taalibe yëpp ñu ma samay am di jàmm yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar waaw bu fekkee fii nag vraiment maa ngi nuyu ku si mel ni grand mboolo di daam di suma xarit waaw moom nag xam ne bu jàppalee jàpp na moom nit ku baax la kuy dimbal nit la kuy jàppale nit la di nuyu maman Awa Cissé di nuyu samay goro di nuyu Abdou Khadre di nuyu gars yëpp. jaajëf Diaspora Sen mu ngi lay gërëm di la jaajëfal. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. vraiment. xam naa du ñàkk rek comme suñu coutume la ñu baal la nga nuyu waa Sénégal koy baalu ak. waaw maa ngi baalu du ma nee waa Sénégal sax maa ngi baalu ñëpp ak adduna bi ñëpp maa ngi leen baal ñu ma yoreel ak ñu ma yorelu ak ñu ma xam ak ñu ma xamul maa ngi naan leen baal leen ñu ak ñun baal nañ leen déwénati ñu fekkee déwén yàlla may ñu gudd fan ak wér ak gudd fan ak wér quoi ak sutura yàlla may ñu lépp si kattan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Diaspora Sen mu ngi lay jaajëfal di la remercier. waaw maa ngi leen di remercier merci beaucoup. tey jii fekkoon dama lay bàyyi nga nuyoo di baalu àq kan ngay nuyu di ko baalu àq Sénégal ak fii si diaspora bi. waaw Sénégal samay doom samay rak sama soxna ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu àq di baalu àq fii waa Paris di baalu àq adduna bi yëpp te di leen baal àq di wax ni yàlla na yàlla jàppandil mbir yëpp ñëpp ñu nekk fi te amuñu këyit suñ borom may leen këyit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ay tolof suñ borom jàppandil mbir yëpp loolu laay ñaanal ñëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq tamit yow di la baalu àq di la baal àq. jërëjëf Diaspora Sen mu ngi lay remercier. waaw ñoom ñu ngi lay remercier bu baax. léegi yow ko boo doon baalu àq tey ñan ngay baalu àq waa Sénégal ak waa diaspora bi kan ngay baalu àq ñu bàyyi la rek nga nuyoo. waaw Sénégal bi bon su may baalu àq maa ngi commencé si sama yaay sama frère yi ak sœur après sama waa koñ Parcelles Assainies man waa Parcelles Assainies la maa ngi baalu àq waa Parcelles Assainies yëpp di leen nuyu yëpp sama gars yi nekk foofu yëpp maa ngi leen di béggee waaw waaw ak waa Sénégal. Diaspora Sen mu ngi lay jaajëfal. waaye maa ngi leen di fay. bu fekkoon tey jii da ngay baalu àq kan ngay baalu àq. waaw may baalu àq ñëpp di baalu àq famille bi ñëpp di baalu àq samay xarit samay am di jàmm di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq rek di ñaan fekke ko fekkeeti ko rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Diaspora Sen mu ngi lay jaajëfal di la remercier. waa ñu ngi koy jaajëfal moom tamit lu bëree bëri di leen remercier tamit seen liggéey rafet na di leen si ñaanal jàmm ak salaam lépp lu ngeen si séntu tamit yal na leen si yàlla suñu borom taala fu defal jàmm. léegi yow xam naa noonu lay baal rek nga nuyoo waa Sénégal ak waa diaspora bi baalu àq tamit ñu laaj la rek yow kan ngay nuyoo ak kan ngay baalu àq. waaw man maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di leen ñaanal jàmm te di leen wax ne waa Sénégal ñu xam ne richesse bi gën a riche àdduna ñun ñoo ko am muy la paix. recette bi gën a riche àdduna ñun ñoo ko am muy la paix kon nañ ko sàmm waaw di baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq waaw di nuyu waa Wakaam yëpp
di leen bëggee bu baax a baax a baax. jaajëf Diaspora Sène mu ngi lay remercier di la sant. Diaspora Sène notre Sène. léegi ma bàyyi la rek nga baal a àq xam naa waa Sénégal wala ñi nekk si diaspora bi kan ngay baal a àq. maa ngi baalu àq ñëpp commencé ko fii si diaspora bi parce que peut-être que ne am na benn statut boo xam ne yàlla may na ma ko chaque jour ma sonal nit ñi donc dama leen di baalu àq tamit waa Sénégal di leen ñaanal parce que tamit immigré foo ko fekk immigré sénégalais lépp lu nekk ci boppam moom mooy nan lay def ba dellu Sénégal xelam yëpp mu ngi foofu parce que ba coronavirus bi pandémie ba mu commencé ñun tëddatuñu nelawuntuñu pourquoi parce que suñu famille yi nekk Sénégal lañ doon gën a xalaat pourquoi parce que le fait que ne ñu nekk dëkk bu pauvre ñu nekk dëkk boo xam ne def fa confinement da doon nekk lu metti parce que 90% des Sénégalais au jour la ñuy dund donc di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla tamit bu dee tamit déwén nii la mën a mel yàlla bu mu mel ni at bii yàlla nekk benn at boo xam ne duñ ci am pandémie duñ ci am tamit problème boo xam ne dina tax ñëpp di tiit ba am tamit ñi nga xam ne dañ ciy décédé te tamit di jaale tamit bépp sénégalais bu nekk si diaspora bi ak intérieur ak adduna bi yëpp di jaale ñi nga xam ne tamit yàlla moom na leen ci pandémie bi te tamit di ñaan yàlla na ko yemale fii bu gaaw a jeex incha allah rabbi donc du coup di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal tamit képp koo xam ne mu ngi seetaan site bi aussi ne leen nañu abonné parce que site bi mooy site waa diaspora. jaajëf Diaspora Sène mu ngi lay remercier. Diaspora Sène ca kaw ca kaw.